mbokk yi maa ngi leen di nuyu man la El Hadj Loum di nuyu képp ku fi teew di jotal waxtaan bi nga xam ne nii moom lañ fi moo ñu fi dajale ñun ñëpp ci jafe-jafe yi nga xam ne nii am na fi di wax ne dund nañu nag lu metti loo xam ne nii ñun jàppoon nañu ne amul ci suñu réew mosuñu xalaat it ne am na ci Sénégal ñu bëri jàpp nañ leen ci jàppin boo xam ne teguñu ko ci yoon parce que ñu ngi doon doxi seen soxla surtout ñi ci ëpp ñi ci jàpp li leen taxoon a jóg ñoom xam nañu ko waaye jàppin bi dañu ciy ñëw parce que lenn lu bëri dañoo marqué ci jàppin bi ñu lay jàpp dañ lay jàpp ba noppi di la toroxal seen biir di la dóor ñu ci bëri am nañ ci ay gaañu-gaañu yu metti surtout man personnellement ñaw nañ samay tuñ li ci ëpp ñoom bu ñu la jàppee man personnellement li ñu lay wax mooy yow ban saaru xeet nga joolaa nga walla séeréer nga walla leneen nga jàpp nañu ne même ñaawteef bu ñu taxoon a jug sax waruñ la laaj yow ndax yow joolaa nga walla séeréer nga jàpp nañu nag kër Ousmane Sonko yóbbuñu bi ñu yóbbee seen biiri oto ñoom dóor nañu seen biiri oto ku nekk expliqué nga la la fa taxoon a ñëw waaye ñoom mënuñu gëm liñ leen di expliqué dóor nañu seen biir oto yóbbuñu polisu jëppal biñ demee polisu jëppal ñi bokkoon si ñuy yóbbu hôpital boo leen tàggoo nga da nga bëgg a tuur ndox sax du ñu la ko may da ngay obligé nga ut sa benn mbuus nga tuur si ndox téye ko boo yeggee nga xam ni nga koy sànni bi ñu ñëwee polisu jëppal ñoom tamit gis nañu fa doon toroxalee ñu dem police centrale bi ñu demee ñu simmi suñu yére te dulooñ ci ay karo teg si ay 45 personnes ñi dugal ñi ci benn néegoo xam ne ni matul 20 mètres jàpp naa ne loolu bu ñu waxee ak corona bi fu mu toll ni waroon nañuy respecter mesures barrières yi beneen bi si topp du kenn koo xam ne ni ñoom yëkkati na ay masque jox ñu ñun ñoo demandé masque pour ñu indil ñu masque ñu takk ko protéger suñu bopp te yaakaar naa ñoom loolu ñoom la waroon ngir ñoom ñu jox ñu ay masque feebar bi fi mu toll ñoom waroon nañu lijjanti ay masque ñu jox ñu ko defuñu loolu bokk na si ñi nga xam ne ni ñu téye mooy ki ci gën a siiw ñu koy wax Mouhamed donte que ñu bëri gaañu nañ si waaye Mouhamed moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne nii dañ ko gaañ ci ay awraam ñoom dañ koy isolé sax ñun suñu avocat yi bu ñu ñëwee dañ koy isolé bëgguñu moom mu ñëw ci avocat bi après ñun si lañ ko wax ne ko am na suñu benn mbokk boo xam ne nii dañ koy isolé dañuy tëdd ba ay 3 heures ñu woo ko di ko dóor di ko teg lu metti man jàpp naa ne loolu nekkuñu si réew moo xam ne nii dañu lay toroxal ñun amuñu yéene gaañ benn policier parce que ku ci nekk man am naa sama grand frère policier la am naa sama tonton boo xam ne policier la man jàpp naa ne du ma sànni xeer policier ba di ko gaañ kon jàpp naa ne lépp lu ñuy mënul def policier yi ñoom nañuy protéger loolu lañ soxla si ñoom pas ñoom ñu ñuy dóor di ñu torturer jàpp naa ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Sénégal ñun ñoo ko moom Sénégal ñun ñoo ko war a mën a defar kon li ci ëpp nañu xam ne seeni doom la ñuy jàkkaarloo seeni rakk la ñuy jàkkaarloo lu ci mënul am nañu respecté ku nekk ñi respecté sa bopp yaakaar naa loolu laa amoon ci li ma ciy wax torture yi moom lu fu la waaye mun a wax fii la commencé ak fii la yem rek méttee na parce que fan yi yëpp depuis ñu bàyyi ñu ba léegi man personnellement man dama feebar te yaakaar naa 20 personnes ñu ci bëri koo ci woo téléphone démb danaa la non dama feebar am na ñu ci nekk hôpital nañu jàpp ne réew mi nañu bàyyi di jël doomu aadama di ko dóor amul fenn foo xamante ne nii digle nañ fa pour ñuy dóor nit wala ñu koy toroxal parce que doomu aadama yàlla moo ko njëkk a yëkkati kon en tant que doomu aadama ñoom waruñuy
jël nit di ko dóor yenn dóor yi metti yi ñi nga xam ne nit nag ñoom lañ téye foofu surtout ñu bëri dañoo feebar parce que Mouhamed ñun suñu biir dañ doon organiser wu ngir may ko sax moom mu am espace boo xam ne ni moom tëdd na ko te surtout buy wax ak yow ci problème mu yaramam bi la lay wax sama wet bi day métti sama kanam day métti fu mu doxee buy jóg day jàpp ci kanamam parce que nee na ñaari pooje mi bu laalantee ay awraam day metti kon ça veut dire que kooku mu ngi dund lu metti foofu noonu te ba léegi nii jàpp naa ne ñu ngi ko téye nañu bàyyi doomu jàmbur yi yàq taxuñu jóg nit du liggéey alalam ba pare nga gis ay oto nga koy taal kooku jàpp naa ne kon boobu nekkoo patriote dëgg yàq du ñu tax a jóg du ñu salteel waaye lu ci mënul am nañu respecté Sénégal yi loolu laa ci amoon lu ma ciy wax. ñun ñëpp ñoo ko déggandoo am na sax loo xam ne xëy na comme tàmmuñu wax comme tàmmuñu jàkkaarloog ak caméra ak journaliste xëy na moo tax ils sont pas trop à l'aise wala dañuy fàtte wala di jëndaxe benn bi ñu nekkee ci koñu Ousmane Sonko dañu leen jël en étau bu ngeen gisee koñu Ousmane Sonko fii ngay jóge fii ngay duggee gars yi ci ginnaaw s'il vous plaît bu ngeen bëggee waxtaan ngeen génn koñu Ousmane Sonko ba pare suñu portable yi vibreur wala silencieux s'il vous plaît koñu Ousmane Sonko droite la ak gauche mais kër gi nekk ci digg bi mais policiers yi dañ leen jël en étau policiers yi di sànni grenade lacrymogène de la gauche ñeneen ñi di sànni grenade lacrymogène de la droite aucune issue de secours gars yi mënuñu échappé wu ba tax ñenn ñi dañ doon tëb mur ñenn ñi seen gaañu seen i góom foofu lañ ko jëlee dañ doon tëb ci kër yi muy benn ñaareel bi ñu fekk leen jàpp leen dóor leen Sénégal même koo xam ne dañ ko condamné parce que ñii bu ñu leen jàppee xëy na dañuy naan présumé lañ leen di wax même suñu fukki mbokk ak juróom-ñeent 19 yi nga xam ne jamono jii dañ leen defere fële ca camp pénal ca Cap Manuel juróom-ñett yi nga xam ne dañ leen defere ca Ziguinchor ils sont présumés parce que atteeguñu leen amagul enquête rawatina yow autour de kër Ousmane Sonko Mermoz ñaari tali xaw ma fan ak fan nga jàpp ay nit d'accord nga leen di dóor waa BIP la ñuy waxal xaw ma brigade d'intervention polyvalente xaw ma la leen di woowee mais ils ont été cruels dañ doon dóor jàpp la fi ñu lay jàppee ñu dóor la ba pare sol ay coup de poing américain di la dóor yenn sax dañ ko fàtte waaw ñenn ñi ñu naan leen def leen nii pour ñu lay dóor ñu naan leen def leen nii pour ñu leen di dóor ñu jàpp la dóor la ñu naan déet ñu dugal la ci oto bi ñoom seen blindé yi waa BIP ñu leen di dóor foofu parce que xam nañ ne bu ñu eggee commissariat c'est un peu compliqué de frapper là-bas les gens parce que commissaire bi quand même doful jinne jàpp ko ñu naan ci commissariat woon dañoo dóor ay nit ñu dugal leen ci blindé yi waa BIP di leen di dóor ba yenn saa gars yi nag mais ana gars yi ñu soog ne ñu ngi nii ñu jël leen jébbal leen policiers yi gars yi xaw a féex waaye waa BIP def nañ loo xam ne kenn xamu ko dañ lay këdd di la dóor di la coup de poing ak coup de poing américain muy benn ñaareel bi nga egg commissariat Dieuppeul déjà ku ñu jàpp commissariat Dieuppeul gis nga cellule bi nu mu toll ñun jàpp nañu commissariat Dieuppeul cellule bi wax dëgg yàlla salle bi boo ko xaajee ñeent cellule bi moo gën a tuuti salle bi boo ko xaajee ñeent moo ëpp cellule commissariat Dieuppeul nga jël lu ëpp fanweeri nit rokkas leen ci biir joxoo leen masque defoo dara yow état nga ne da ngay xeex mbas mi ñu roof leen foofu alors ñu jël seen portable ñenn ñi seen portable ñu sàcc leen biir commissariat bi waxuñu policiers yi ay sàcckat lañu mais am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañoo sàcc portable manifestant yi parce que dañoo jàpp ne ku ñu jàpp wala kuy manifester wala koo xam ne da nga doon romb ñu jàpp la yow bu ñu la jàppee amoo benn droit
dafa am solo ñu koy wax parce que buñ ko waxulee mooy indi violence policière. damay fàttali ne ça fait ñetti at au moins FRAPP dafa taxawal benn kuréel pour xeex violence policière. damay fàttali ne suñu mbokk Adja Ndiaye ba tey jii nii bu Dakaractu mu ngi traîner ay séquelles de dóor yiñ ko dóor devant tout le monde ak biñ ko dugalee ci oto bi nuñ ko toroxalee foofu xaw ma ci wetu daaf ba tey Adja mu ngi traîner ses séquelles mu ngi faju. c'est important sax ñu waxaat ay waxam parce que dafa mel ni dañ ko fàtte. donc c'est pour éviter loolu dañuy fàttali ne Elimane Touré commissariat port la deewee Pape Sarr commissariat Thiaroye lañ ko sotti diluant maas ko mu tàkk finalement mu dee. dañuy fàttali ne Sénégal mooy réew mi nga xam ne Seck Ndiaye juróomi policier dañ ko jiiñ sàcc ay tissu fekk ko ci biir néegam dóor ko mu dee ñu lëmas ko ci matlaawam. waxuma la nag les autres Abdoulaye Timéra. donc li ñuy waxtaanee ni dafa am solo ñu egg commissariat donc police jëppal wax naa sàcc yeeg ak yooyu li may waaj a wax nii nag lu sensible la. FRAPP bu ngeen ko xamee dafa yàgg wax ne d'accord ñu ak les manipulations des sentiments ethniques religieux et confrériques parce que ñun sax dañuy naan ay panafricains lañu maanaam waxatuñu sax ay mbiru séeréer ay wolof ak joola ay africains lañu et que saay bu amee yenn baat yu ñu yëkkati dañuy naan nous dénonçons la manipulation des sentiments religieux ethniques et confrériques ndaxte xam nañ ñun ñëpp li taal Côte d'Ivoire xam nañ ñun ñëpp li taal Rwanda ak feneen ministre Macky Sall bu sàccee 1 milliard métti na de waaye grawul mën nañ defaraat réew mi. directeur Macky Sall bu sàccee 50 millions métti na de dinañ ko yëg waaye mën nañ defaraat réew mi waaye bu ñu duggee ci ay coowal diine waaso mbaa tarixa pour defaraat réew mi dina gën a compliqué. génnee réew ci sous-développement moo gën a yomb que génnee réew ci coowal diw tutsi la wala diw utu la wala diw bamileke la wala diw mosi la wala diw jaaxanke la diw xawma pepel la. dégg ngeen lu ñu wax bi ñu eggee commissariat jëppal ñenn pas tous les policiers ñenn ci policiers yi li leen doon laaj mooy ndax joolaa ngeen. xam naa baat bi métti na diis na métti na leen yéen ñuy toog fii ak yéen di seetaan waxuñu ko pour fen ak pour sos mais bi Aliou Dembourou Sow waxee li mu wax ñun ñëpp dañoo jóg ne lii baaxul lii jekkul parce que fu mu jëm baaxul te dañoo war a sanctionner Aliou Dembourou Sow bi Penda Ba waxee li mu wax ñun ñëpp dañoo jóg mënuñu seetaan dans nos commissariats ñuy jàpp ay nit di leen di laaj ndax joolaa ngeen. diw noo sant nga ne Diatta ñu ne wuu toi tu es cuit diw noo sant nga ne Fall am nga chance. loolu nag le président Macky Sall jël ay matuwaay bu ko neexee na def complot contre Ousmane Sonko Sénégal yi dinañ xool lu ñuy def waaye suñu réew na ko bàyyi intact na jël ay matuwaay régler loolu bu mu amati. dans nos commissariats police ñuy laaj nit ñi ban waasoo ngeen. wala ndax lii nga yenn policiers yi qui se permettent même de dire yéen vous nous ramenez à xawma y a 30 ans événement Casamance lu fi indi wax jooju. nous appelons à la responsabilité nañu bàyyi wax jooju nañ ko suul nañu jàpp ku leen neex nu mu leen neexee waaye nañu respecté benn ak yelleefu Sénégalais yi ñaar bañ a yee fitna. ñu dem commissariat central bi ñu demee commissariat central waaw ñoom itam ñu rokkos leen bu ngeen demee commissariat central bon j'espère que xëy na amul kenn ku fi toog koo xam ne mos na dugg commissariat central parce que vraiment duñ leen ñaanal ngeen dugg commissariat central mais ñu xam commissariat central cellule bi dafa am ñaari cellule yu mag yu jàkkaarloo mooy cellule yu mag a mag am espace couloir moo dox seen diggante. couloir bi day jaar seen diggante
boo demee à la fin du couloir dafa am ay cellules yu ndaw yu fa nekk ay cellules yoo xam ne ay 5 personnes 10 personnes 3 personnes 20 personnes peut-être même pas ñoo fa xaj ñoom bi ñu leen jàppee yóbbu leen commissariat central dañoo bàyyi ñaari cellules yu mag yi am espace yi dem dugal leen exprès ci cellule boo xam ne mais est-ce que sax war na jël 5 wala 10 personnes ñu dugal leen ñoom 30 ñoom 40 bëccëg bi ñu yóbbu leen ci kaw c'est ça bëccëg bi ñu yóbbu leen ci kaw ci suba si ñu dugal leen foofu alors que am na ñaari cellules yu am espace loolu rek pour toroxal leen bëccëg bi ñu yóbbu leen ci kaw bëccëg bi moom boo buggee ni ñu koy waxee xaw ma dem ginnaaw kër boo buggee def say besoin boo buggee saw waaw foofu moom benn bouteille moo fa nekk ku nekk ñëw jël sa awra dugal ko ci bouteille bi di saw si même bouteille bi bon man foog naa sax diggante bi ça fait xaw ma plus d'un an jàpp nañu commissariat central foog naa ci diggante bi jëm nañ góorgóorlu waaye ba tey loolu moo fa am benn bouteille ku nekk boo safee saw ku nekk da ngay dugal sa awra ci bouteille bi nga saw nga teg sa morom ñëw ci bouteille boobu nga dugal sa awra yow nga saw ngeen jéggal ma ci wax ji boo safee puub nag da nga koy muñ ba guddi bi ngeen jégalee ci kaw bëccëg saw ngay def ci bouteille bi boo safee leneen d'accord guddi ngay xaar bu ñu la yóbbuwee ci benn néeg bi nga xool en fait li ngay def Mohamed Ndoye moom lañ doon wax Mohamed Ndoye bi ngeen di déggoon ngeen jamono yële passé avant ñu leen di libéré ngeen di dégg ñu naan am na koo xam ne dañ ko masse courant ci xuur ngeen jéggal ma ci wax ci parce que awra munoo waxul précisément lan la voilà ngeen doon dégg ñu doon wax ne am na koo xam ne dañ ko masse courant ci xuur Mohamed Ndoye ngeen doon wax est-ce que dañ ko masse courant wala masse ñu ko courant li wër te wër mooy 2 heures du matin dañ ko doon jël ñoom ñëpp ñoo doon nekk 2 heures du matin 3 heures du matin ñu seppi ko yéegal ko pour lan buñ ko yéegalee ñu ne ko ŋaayil sa tànk yi bu ŋaayee tànk yi ñu jël godaas policier yi di ko gëdd waaw di ko jox ay coups de pied ci xuuram yi dañuy fàttali ne Sénégal dafa signé ay convention internationale contre la torture li torture la fooguma woon ne man bokk fooguma woon ne Sénégal commissariat central de Dakar maanaam moom mooy coordonner les autres commissariats bu dee commissariat central de Dakar noonu lay demee kon commissariat Dieuppeul lu fa xew commissariat xaw ma Yaraax wala commissariat xaw ma Médina lu fa xew et donc ñun war nañ mun comprendre kon suñu mbokk Pape Sarr Thiaroye naka lañ ko jàppee jiñ ko sàcc xat sotti ko diluant maas ko mu tàkk rakam bu jigéen xaw ma magam bu jigéen la dernière fois bu mu koy gis hôpital mais dafa mel ni mumi dañ ko bandage ci kaw ba si suuf bët yi rek la doon gis finalement il est mort Pape Sarr ba tey kenn àttewu ko léegi ñu ne commissariat central dañuy jàpp nit naan ko ngaayal sa tànk yi di ko dóor ay coup de pied ak dàllu policier ak de toute façon loo mënti dóor ci xuur xam ne nu mu mel waxuma la nag dàllu policier nag ngay dóor di dóor guddi bu nekk ñu ñëw jël ko loolu pour lan pour am ci yow ay information mais loolu buñ la waxee noo tudd sax nga ne Macky Sall buñ la waxee noo tudd sax nga ne Donald Trump ñu lay këdd ci xuur mais luñ la laaj nga ne man la buñ la waxee ndax yaa taal Auchan fekk du yow nga ne waaw maa ko taal foogoon nañ ne Sénégal romboon nañ en fait foofu blindé yi am na benn vidéo bi ngeen di gis ci koñu Ousmane Sonko blindé bi di foncé ba ngeen gis waa ji plongé blindé yi dafa am ay auto yu ñu mbëkk blindé yi dafa am ay auto yu ñu mbëkk ñu bëgg ko teg ci loosu maanaam ñi nga xam ne xëy na ñoo nekkoon foofu wala ñoo doon romb foofu seen grenade lacrymogène dafa am grenade lacrymogène yoo xam ne dafa taal ay auto ñu bëgg ko teg ci loosu d'accord manifestants yi wala ñi nga xam ne ñoo doon romb ils étaient au mauvais endroit à la mauvaise heure wax nañ ko am na ñoo xam ne dañoo daw di sànni xeer ci benn chantier maçon ay maçon nekk fa ah mënuñu génn mënuñu daw ñu ñëw ñoom itam ñu jël rek buub je crois qu'il y avait ay au moins 4 wala 5 maçons 4 wala 5 maçons yooyu bokk nañ ci 19 yi nga xam ne jamono ji ñu ngi Cap Manuel donc ñu ngi interpeller président Macky Sall ci pratique yi ñu ngi interpeller président Macky Sall
ci li nga xam ne moom moo fa am 19 lañ jàpp Dakar 8 lañ jàpp lañ defeere tamit Ziguinchor ñu ngi exiger la libération de 19 yooyu ak juróom-ñett yooyu suñu mbokk Fatima jàpp nañ ko dem ak Abass Fall mujjee nañ ko bàyyi Abass Fall mu nga fa ñu ngi exiger la libération de Abass Fall li ñuy ràññee mooy jamono ji dafa mel ni dafa am une chasse à l'homme une traque à l'homme dañuy rëbb jàpp nañ ne vraiment tey jii ni Sénégal bu waree am lu ñuy rëbb nañu rëbb sàcckatu milliards yi nañu rëbb luubalkatu milliards yi nañu rëbb ñi nga xam ne ñooy toj këru sénégalais yi nañu rëbb ñi nga xam ne ñoom ñooy sàcc akimoo suufu sénégalais yi nañ leen rëbb ñooñu mais waruñu rëbb ay citoyens sénégalais ndax rek dañoo ne waaw li xewoon jamono Karim Wade xew jamono Khalifa Sall xewoon jamono Mamadou Dia bëgguñu mu xewaat waaw Fatima Mbengue mu ngi fii toog waaye rien ne nous dit que dans quelques jours dans quelques heures duñ ko jàppaat gis ngeen démb conférence de presse xaw ma ñi bootu ci lu ñuy woowee opposition département Pikine en pleine conférence de presse moom kenn ku ñëw naan da leen di jàpp xaw ma da leen di arrêté on est dans quel pays là fii lañ ko waxoon ñun man dañ ma jàpp ñaari yoon benn bi préfecture benn bi gouvernance pour dépôt de lettre waaye Y'en a marre ñu jàpp leen benn yoon pour lan dépôt de lettre Sonatel Orange sur la VDN waa non lank 5 ñooñu jàpp dañ leen jàpp déféré leen pour lan dépôt de lettre préfecture léegi gis ngeen léegi loolu mooy jur façon yu mel nii bu ñu toogee seetaan d'accord mbir mi dafa nar a gën a aggravé wu ñuy wax président Macky Sall na bàyyi chasse à l'homme bi na bàyyi traque à l'homme bi bu buggee jàmm na déglu Sénégalais yi koy wax naan lii ngay waaj nii complot politique bi ngay waaj nii cabale politique bi ngay waaj nii teg ko ci suuf ba pare suñu réew na nga ko bàyyi intact